salaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi Leral TV ñu ngi fii ci Yaraax commune de Hann Bel-Air tey ñu ñëw fii fas yéene waxtaanee li jëm ci wàllu protection de l'environnement dellu ci sàmm ci suñu wàllu dëkkuwaay tey nag ñu fas yéene ci ànd ak ñi nga xam ni ñoom ñooy les frères Guissé war a waxtaanee ci festival bi nga xam ne ñoom ñoo ko initié en collaboration avec le directeur du parc Hann. bu ñu fa jugee dinañu waxtaan ak aussi waa mairie bi au niveau de la commune ñu waxtaan ci politique environnementale ak tamit ban politique de civisme la ñu teg pour que ñu mën a fonk li nga xam ne moom mooy dëkkuwaay yi. bu ñu ci jugee après dinañu waxtaan ak Mbacké Seck président Mbacké moom mi nga xam ne moom moo yëngu ci wàllu baie de Hann ñu waxtaanee ci problématique yi ak yi nga xam ne moom mooy indi ay jafe-jafe ci wàllu géej gi. dinañ jëlaat aussi tamit réaction population yi waxtaan ak ñoom ñu joxe seen i xalaat ak tamit yan ñooy yi nga xam ne jafe-jafe la ñuy jànkonteel kon mbokk yi loolu bu ñu mujjee fi nga xam ne moom mooy Oustaz Mor Thiam moom mi nga xam ne fii la dëkk ci dëkk bi di Yaraax mu wax ñu diine ji lan la wax ci ni ñu war a sàmmee li nga xam ne moom mooy suñu environnement nan la ñu war a sàmmee suñu dëkkuwaay mais mu tënk ko ci jàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh tey bu ñuy wax ci wàllu environnement. tudd espace vert xel yëpp dem ci festival mais balaa ñu ñëw ci festival bi est-ce que tey espace vert bi nga xam ne miinoon nañ ko ci Dakar miinoon nañ ko ci Sénégal est-ce que tey espace vert boobu noonu tey menacé wul. oui salaamaaleykum donc comme ni nga ko waxee Cheikh bu frère Guissé mais la plupart su may présenté wu ci Yaraax dama naan Cheikh Guissé bu dëkk Yaraax donc wax ci espace vert ici au Sénégal. C'est hyper important pour ñu alerter public bi alerter état bi alerter ñëpp parce que ñu ngi nekk ci déforestation bu metti gars yi ni ñuy daggee garab yi coupe abusive des arbres surtout dans le sud mu tiital ñëpp parce que diggante Gambie Casamance ak yooyu il paraît que am na on va dire il paraît que parce que nit ñaa ngi koy kii ñun tegaguñ ci suñu bët mais am na ñu ko filmer wane ko ñu ngi dagg garab yi di leen sërëxal di leen jaay à l'étranger. buñ ko continuer garab dootu fa des te xam nañ garab njëriñ bi mu am ci àll xam nañ garab njëriñ bi mu am ci dëkk ni muy absorber ak di dégager gaz carbonique bi ñuy nooyi di ko jox mu ñu koy jox ak ni muy xëccee taw ak ni muy naatale réew waaw donc toog ba dootuñu amati garab toog ba dootuñu gis ker toog ba dootuñu am loo xam ne dafa am lu muy def si ñun te defatu ko danger la. donc ñun bu ñu nekkee di xeex ci loolu di ci yëngatu c'est juste pour alerter parce que ñu ngi am chance su dëkk Yaraax gis ngeen parc bi ni mu mel mu nekk daanaka les seuls poumons verts de Dakar. kon est-ce que mën nañu wax ni foofu noonu loolu moo sabab ngeen initier festival. waaw li ko sabab loolu li ci ëpp loolu la parce que bi ñu nekkee gune ci parc bi lañ naan foowee gis ni mu meloon. gis njëriñ bi mu amal dëkk bi màggee à côté de la baie de Hann géeju Yaraax gis géej gi ni mu meloon xam environnement boo toppatoo dëkk alam buñ ko toppatoo bu baax ni muy mel loolu ñu ngi ko xam ci tukki yi ñu yàlla may ñu koy def yàlla def na ci métier bi ñu nekk on est tout le temps à l'étranger et on avait vu beaucoup de pays dans le monde gis nañ dëkk yu bari bari ci àdduna bi bu ci nekk ak sa particularité ci cet bu ci nekk ak sa particularité ci sàmm ndox biy couler partout bu ci nekk ak sa particularité ci sàmm garab yi donc loolu saa bu ñu ko gisee suñu xol dafay féex li ñuy am envie mooy bu ñu ñëwee fii Sénégal républicain ñuy gis ay doxalin yu rafet yi ñuy def ci protéger environnement muy bu dee am ay ndox ay flaque d'eau ndox yu couler ay dex niñ koy toppatoowee ba mu set wecc ba ndox mi mel ni glace. wëlbatiku gis seen àll yi niñ koy toppatoo di ko désherber di ko nettoyer di ko bale di toppatoo garab yi ba garab yi di gën a naat taw yi gën a ñëw réew mi gën a naat ñu bu ñu gisee loolu dañuy am envie wane ko fii ci Sénégal donc loolu moo indi dernière fois bi ñu ko gisee c'était en Allemagne benn ville bu ñuy wax Duisburg benn festival bu ñu def dans un parc pendant 24 heures ñëpp passé festival ci parc bi. mais biñ fa jógee dem fekkuloo fa toq mbalit fekkuloo fa toq ndox bu taa wala dara il y avait des milliers de personnes mais bi ñu paree ñoom ci seen bopp ñoo ko nettoyer ba mu set wécc
amul benn garab bu fa dagg amul benn branche bu fa dagg amul benn xob bu fa wàcc. kon loolu modèle de civisme la. modèle de civisme la ñu ne lii war nañu mën a sensibiliser sunu waa dëkk sensibiliser sunu gox sunu Sénégal bi jëm ko fi pas imposer mais jëm ko fi wone pour wan ni yëf yi normalement nii la war a doxee. léegi bi ngeen dellusee ngeen gis ne loolu lu rafet la ndax lu baax moom lu baax rek la tudd ngeen ñëw indi ko ci seen réew mais particulièrement nag mu nekk au niveau de Yaraax tey jii ñu gis ne tey ci festival boobu noonu ci espace vert mais tey jii ñu nekk ci zone boo xam ne zone polluée la ak pollution bi nga xam ne ñu ngi koy dund naka yan solution ngeen di proposer face à cette pollution bi nga xam ne wax dëgg yàlla situation inquiétante la. waaw loolu d'abord dëkk Yaraax dëkk Yaraax rek dafa war a doy pour nga nekk benn combattant de la protection de l'environnement. dem nañ ba fu mu toll ni waxatuñu protéger mais on parle de la réparation de l'environnement parce qu'elle est tellement blessée que réparation la ñu toll. donc créer festival boobu dëkk Yaraax gis ni mu meloon avant ni mu mel ak ni buñ ko bàyyee ni muy meli loolu moo indi ñu boole suñu doole boole suñu xel ne nañu ñëw jël comme alibi suñu métier musique la woo doomu aadama yi ñu ñëw ñu festival fecc way ree ku nekk kaf mais ci biir loolu mun nga profiter woo ay nit ba ñu ñëw nga leen aha nañ def attention parce que lii ak lii buñ ko defee nii la gënee donc loolu ñu table ko ci environnement bi donc festival bi benn plateforme la éco-citoyenne bu ñu créer pour nit ñi mën a exprimer wu si comment protéger l'environnement n'est-ce pas ñu xaar tuuti wala ñu dem benn plateforme boo xam ne dañ koy jox nit ñi pour ñu exprimer wu si comment protéger l'environnement naka la ñuy def ba bu tawee dootul taa waxtaan ak nit ñi ne foos yi bu tabaski jotatee bu leen fi sànni seeni mbàqu xar wala seen deru xar na nekk loo xam ne ndox moo ciy dem parce que ëllëg bu fa desee bu taw ñëwee bu ndoxu taw bi ñëwee dafay bloqué ne ñii di yore ay mbuus ak ay canette ay kii di ko sànni ci tali bi buñ ko sàndeeti parce que boo ko sàndee dafay dajaloo ci tali bi mbalit lay doon ne ñii di dem tuuri seeni mbalit ci géej gi wala ci booru géej gi buñ ko defati parce que ñu ngi toll ci période de dépollution de la baie de Hann. baie de Hann buñ ci taxawee tuuti mooy baie bokk na si gënoon rafet ci àdduna bi il y a 30 ans ou 35 ans tey moom mooy 5e ou 4e la plus polluée du monde. loolu doy na waar. donc nit ñaa ngi xeex ay de personnes ressources association yu bari ay nit yu bari dajaloo nekk ci ay kuréel yu bëree bari festival bi ministère bi mairie bi monsieur Babacar Mbengue ñu koy nuyu de passage di saluer aussi le courage ak l'abnégation de monsieur Gani Sakho Lansana Gani Sakho bu ONAS ni mu def ba xeex ba jéem a dajale ñi nga xam ne ñoo bëggoon investir ci dépolluer baie bi mu xeex ba mu antu ba ñu ngi waaj a démarrer travaux yi pour la dépollution de la baie de Hann. mais ñu taxaw ci festival nee nañ festival nag bari na xaalis de. waaw loolu nee nañu mais loo gis dafa am organisation bu mu laaj mais xam nga bu ñu taxawee ne festival bari na xaalis musuñu taxaw xam nga 15 éditions musuñu taxaw ci première deuxième troisième ba 13e wala 14e édition boo xam ne Fred Guissé moo jël xaalisam di ko ci dugal xam nga loolu mosoo dégg ko wax voilà donc bu ñu taxawee ne festival bari na xaalis duñ ko déglu parce que première deuxième troisième ba 13e ba 12e édition ñun ñooy dem tourner ne lii ñu gagné pour ñun la mais lii dañ koy denc pour festival donc loolu mosoo dégg kenn ko taxaw ne Fred Guissé jërëjëf parce que li ngeen di def seen xaalis ngeen di jël di ko ci def nii bon nos propres moyens tey nag ñu am ay partenaires macha allah ñu commencer par remercier monsieur Babacar Mbengue muy suñu maire saay bu ñu wootee mooy njëkk a ñëw taxaw Lansana Gani Sakho bu ONAS ñeneen ak ñeneen waa Rampao ñu bari ñu ngi ñëw di jàppale ambassade yi ñu ngi ñuy déglu parce que xam nañ ni li ñuy def dafa soxla ndimbal sonorisation bi ngay jël da nga koy fay li ngay fa kii da nga koy lu ne da nga koy fay exposition nit ñi ñëw ça veut dire que apport bi muy indil dëkk bi moom la ñu war a gën a xool que lu mu ñuy indil te indilaguñu dara voilà. donc dernière question bi ñuy ñëw ak yow mooy ni festival ndax dafa yem ci Yaraax kese wala communal la wala départemental ou régional. waa du pour le moment Yaraax la
mais dina dem ba international te balaay loolu dina laal Sénégal bi yëpp parce que combat bi ñuy mëne xëy na Yaraax mooy base yi mooy vitrine bi parce que parc baa ngi fii bee baa ngi fii mais c'est pour le Sénégal te dina dem ba jéggi Sénégal bi par exemple récemment Frère Guissé mu ngi bokkoon si ñu ñuy invité bi ñuy def reboisement ma ciy félicité président bi de passage parce que campagne de reboisement la mëne déparé ko Diamniadio ñu yemale ko ndeyale ko Guy tu vois l'arbre symbolique ici au Sénégal moom la dem planter foofu au niveau de Diamniadio demander nit ñi à ce que ñu bàyyi seen xel ci kii ba il paraît que même dafa exiger maintenant que saa yi bu ñu joxee nit permis de construction mu war a tabax dafa exiger que ñu tabax def ci buntu kër gi garab wala ci biir kër gi ça veut dire que loolu soxal na ko ñu ko ci féliciter di ko remercier parce que du boppam la ko defaral ñun la ko defaral wala ñun bu ñu ko defee pour avenir u Sénégal ñu ngi Frère Guissé mu ngi job ci benn affaire ak centre bi nekk biir parc éducation environnementale monsieur Mané que je salue de passage voilà moom on était là tout à l'heure en réunion ak waa Union européenne parce que tout simplement ñun raté nañ presque sunu coche yu protéger environnement léegi il faut penser à l'avenir il faut penser aux enfants parce que c'est les leaders de demain les décideurs de demain tey nga leen di tàggat wal leen ni dañoo war a jàng sàmm alam bi dañoo war a jàng toppatoo ay garab dañoo war a jàng bëgganteeg ay garab ba nga xam ne ñun li nga xam ne ñun amuñu ko raté nañ ko ñoom ëllëg ñu am le Sénégal meilleur. yéen kàddu ngay tëjee ak waa Leral TV ñi nga xam ne ñoom ñu ngi taxaw ngir fexe inciter nit ñi. plus de civisme et de citoyenneté. waaw mais Leral TV moom mu ngi leeral lépp wax ji tur bi wuy na borom donc di leen féliciter et puis di leen encourager ci combat je vois combat bi ngeen mëne jëmale ko ci sensibiliser ak interviewer les gens qui s'activent autour des tu vois de sensibilisation sur cette pandémie loolu aussi xam nga mënuñu wax ba daaneel te waxuñu ci mbas mi. donc liggéey bi nga ciy def ñu ngi koy gis macha allah ñi ngeen di interpeller yëpp di leen laaj naka lañ koy defee ñun ñii def ngeen ko ak ñun bu yàggul mais mbas mi mu ngi fi na nit ñi gën a bàyyi xel ci mbas mi bu ñu bàyyeeku comme niñ ko waxee ñu ngi nañu sol sunuy masque bu ñu nekkee suñu biir oto ñun kese peut-être mën nañ ko dindi wala bu ñu nekkee foo xam ne wóor nañu ñoo fa nekk mën nañ ko dindi mais boo am contact ak ay nit bañu nuyontee bañu éviter nekk en groupe loolu yëpp nañ ci bàyyi xel parce que mbas maa ngi fi te mu ngi gaañ. salaamaaleykum sëñ Daouda maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar man maa ngi tuddee Makhtar Diaw man maay premier adjoint au maire de la commune de Hann Bel-Air di yëngatu ci wàllu environnement ci bare xam si ak aménagement du territoire mais en même temps aujourd'hui yàlla dogal na ci biir Dakar maa yor direction bu ñuy wax direction culture ak tourisme de la ville de Dakar. question bu am solo bu jafe parce que comme li nga wax léegi sama position mooy. adjoint au maire mais aussi itam nekk un homme politique mais aussi di kuy yëngatu ci wàllu mouvement communautaire bi donc mu xaw déjà am tuuti contradiction parce que man politique la dama war a citer aussi niveau décision en tant que adjoint au maire chargé de tout ce qui est développement durable mais aussi lu am solo la parce que aussi duñuy wax ni liggéey sa biiri mbokk des fois xaw na jafeñ mais di ngay fekkee sax yow suñu réunion ak association yi des fois mu xaw jafe mais man yaakaar naa ne loolu mooy charme bi loolu mooy illa bi loolu moo tax ku nekk war a liggéey war a taxaw parce que association yi dañ ci nekk war a exercer lu ñuy wax rôle de contrôle citoyen man ma nekk ki nga xam ne si ak di nuyu nag monsieur le maire Babacar Mbengue bi nga xam ne si mooy kilifa commune bi di sant waa Leral point TV ñu ñëw fii encore vraiment di ñu dalal di waxtaane lu jëm ci wàllu environnement ak cadre de vie lu am solo la et ma am cawarte trop di la tontu ci lu loolu parce que lu am solo la dans la mesure où aujourd'hui tey bu ñu waxee environnement ku nekk xam na ni dootul jël ay pelle ak ay râteau di bale rek dootul gérer mbalit rek mais environnement dundu doomu aadama la dafa am jeexital ci dans tous les compartiments de la vie politique économique et sociale bref environnement di benn pilier wala levier bu am solo si lu ñuy wax développement durable kon man li ma gën a amal solo mooy wax tënk développement durable bi nga xam ne si dafa am luñ suñu maam yi démb ak bërki démb duñ doon wax ci yaraax bàyyil ñu fi ñun tey ñu doon na ko si ñoom
suba ñu war a taxaw ba suñu doom yi fekk fi lu am solo suñu waxee loolu nag ñu ne environnement bi lépp lu ñu wër la environnement bi lépp li nga xam si dafa jëm si suñu dëkkuwaay suñu ñuy doxalee suñu ñuy façon suñu mode de pensée ak suñu mode de production ak suñu mode de consommation suñu wér-gi-yaram suñu éducation lépp environnement daf ci am jeexital loolu moo tax mu am solo trop ba tax na tey ku ne environnement muy aussi une compétence transférée 1996 acte 2 de la décentralisation lañ ko wàccee yóbbu ko ci boppu moomeel yi maire ak conseil municipal am war a taxaw saytu environnement bi parce que boo xoolee article 1 dañ la wax ni la dans un premier temps wutal nit ñi fu ñu nekk fu ñu taxaw siège du conseil municipal bi ak lépp li ñu ko wër war na nekk dans des conditions normales bi ngeen déggee 2016 bu ñuy def loi bi di ko réviser waat constitution bi dégg ngeen ñu ni aussi article 3 que nit gi dafa am nit gu nekk am nga droit de vivre dans un endroit sain. tur bi naka la. man Khadijatou Tambédou laa tuddee ñu gën ma xam ci Daba Sall. soxna Daba Sall Khadijatou Tambédou ndax mën nga ñu wax tey jii nii Yaraax bi ñu ñëwee dañ fekk mu am xar kanam bu rafet ñu gis fi ay tali waaye tey jii nii ana tey naka la ñu mën a sàmmee li nga xam ne moom mooy suñu dëkkuwaay fii ci Yaraax. waaw merci si li nga ma laaj loolu moom ba ma ko laajee dinaa ci sawar torop parce que defe naa population bi ñun ñëpp ñoo ko moom bon defe naa ne ñun ñëpp dañ ci war a jàpp te macha allah liggéey bi rafet na tali yi niñ ko defee gis nañ ci daal ndaxte taw bi ni mu mel ni bu fekkoon ne liggéey bi amu fi defe naa ñun ñëpp dinañ inondé mais dañuy sant yàlla waa alhamdulilahi rabil alamin liggéeyal nañ na ko liggéey bu rafet nag ñun population bi ñun ñoo ci des pour sàmm ko te incha allah rabi dinañ ko sàmm ndax fu mu nekk suba gi boo xëyee boo fi duggee di nga gis ku nekk gàddu baleem bale buntu këram ba mu set teg di xaar oto bi ñëw pour mu tuur mbalitam. est-ce que amul ñuy bale jëlaat di ko sottiwaat ci digg mbedd mi wala tuur jël sa ndox sotti ci biir mbedd ci kaw tali bi wala nga ubbi say foos wala nga jékki-jékki sax am na ci ñoo xamante ni ñàkkul ne mën nañu jël kubéer yi dem di ko jaay ay feeraay. waaw loolu moom Sénégal moom dëgg na Sénégal yëpp la mais yàlla baax na suñu koñ bi moom di jëndi ay kubéer di ko jaayi feeraay moom amu fi mais nag am na ña nga xam ne moom terewul dañoo dëgër bopp dinañ jël seen ndox yi di ko tuur ci tali bi mais ñun buñ ko gisee dañ koy bañ dañ la koy tere buñ ko gisee daal dinañ dal sa kaw ndax loolu du lu rafet du lu jaadu. en tant que ay jigéen yéen ngeen di dugg ci waañ di togg yooyu ngeen di def yëpp tey ni ngeen di dajalee ndox moomu noonu mais dañuy gis ne ndox mi dafay am ay butiti jën ndox mi dafay am ceeb lépp même dañuy gis ñoo xam te ne ñi ngi gàddu seen i siwo dem di ko tuur ndox mi ci géej ga waaye est-ce que tey ban stratégie wala ban technique ngay jox sa mbokk jigéen ñi ci bu ñuy sotti ji ndox li nga xam ne warul ànd ak ndox mi ñu génne ko ci. am sa poubelle ba nga xam ne dafa am kubéer boo defee sa mbalit nga jël ko tëj ko bu oto bi ñëwee nga jël ko dem yóbbu ko ci moo gën ñu koy yóbbu géej chaque jour loolu dinañ leen ko informer waaye dafa am ñi nga xam ne dinañ ko def mais am ñi nga xam ne dañoo dëgër bopp. ana ban message ngay jox waa Yaraax yëpp ci ñu gën a fonk dëkkuwaay bi ak itam ñu fexe lépp loo xamante ni lu set la ñu war koo sàmm waaye lépp loo xamante ni lu tilim la ñu fexe ba ñëpp rek boole seen doole jëlee ko. man de li ma leen di wax di leen ñaax mooy comme dañ naan ville propre Sénégal propre man dama bëgg ñu ne Yaraax propre Yaraax propre bu ñu kenn yóbbul set wecc ku nekk set suñu setu gox jël suñu kent laayu kàttan lépp li nga xam ne dañ koy tere ci géej gi ñu bàyyi ko mbalit nga koy teg sa buntu kër nga bàyyi ko boo balee boo tonnee nga jël sa poubelle wut poubelle bu am kubéer nga ko ciy def defe naa loolu buñ ko defee ak comme ni ñuy xëyee ku nekk sàmm sa buntu kër defe naa bu soobee yàlla set ville propre ak Sénégal propre Dakar propre Yaraax propre dinañ ci war a mën a bokk ndegam neex na yàlla. ana yan jafe-jafe ngeen di dund ci ñàkkum cet mi fii ci Yaraax yéen soxna yi. ñàkkum set mi moom defe naa set la ñuy wax bu njëkk daal léegi ku salte rek ci yow la neex ndax defe naa léegi jamono bi kenn na salteetul boo xoolee nit ñi ñu bëri li amoon bu njëkk amatul ndax waxuma la dara niñ la setalalee sa dëkkuwaay bi rek yow sa bopp rek war na tax nga set. mbokk yi kon ci réaction population bi nga xam ne jël nañ ko li jëm ci wàllu pollution bi nga xam ne moom moo nekk fii ci Baie Hann ñun ñëpp ñoo ko gisandoo yow ñu ñëw fekk la fii ci watu bee bi
nga nekk marchand ambulant waaye aussi tamit ana lan nga gis ci li nga xam ni moom moo am ci bee bi ak ni mu saltee nii ban jàngat nga ci am. waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di siyaaraat ñëpp waaw lii moom du la rafet quoi ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax a baax a baax ñun yaraax fii lañ juddoo fii lañ màggee mais xamuñ lu dul dóor waar dañuy dem di dóori waar di ñëw mais bu ñëwee ci tefes bi la ñuy féexloo ak yooyu mais mbalit mi moom dafa doon lu salte loo xam ne mën naa jur yeneen xeetu jàngoro yu bëree bëri du lu rafet quoi buñ sañoon gars yi tamit jël seen matuwaay bu baax a baax ku fi bëgg a tuur mbalit ñu interdit ko parce que suñu wër-gu-yaram la lépp loo gis rek ñun ñoo koy inspiré ñun ñoo koy noywaat après. li nga gis léegi suñuy morom ay jeunes def ko léegi jël ay mbalit di ko sànni ci li nga xam ne ci buntu gi fii laa ko fekkee léegi ñu jël ay matt lu ci mel ne ay pont lu mën a lor doomu aadama ñu ñëw di ko tuur fii nii léegi suñuy doom ak suñuy jarbaat bu ñu ñëwee jog si ñu ñooy fajiwaat nañ jël matuwaay yooyu noonu suñu bopp. noonu laa koy waxee rek ndax salaamaaleykum waa mbokk yi lii rafetuwut te kii moom nu mu ko waxee rek noonu laa koy waxee géej moom géej ñu ñëpp la moom tefes tamit ñëpp la kuy dallu fii ngay ñoo dallu te lu raf fii nañu ñoo doxante tamit dëgg te parce que ñun tamit il faut ñu wax si suñ droit tamit masamila dañ leen war a fonk barke Serigne Saliou waaw dëgg la te buñ sonnee sax dañoo war a nopp. ñoo ko déggandoo mbokk yi kon marchand ambulant yi sax ñoom ñi ngi ci di xeex li nga xam ne mooy jëm ci wàllu pollution de la baie de Hann pour que mu saafarawu ñi ngi woo ñëpp nag ñu mottandiku mbalit yi nga xam ne ñu ngi koy jël di ko sànni ci li nga xam ne moom mooy ci géej gi jërëjëf waa Leral ñi kontaan nañ ci yéen. ba léegi ñu ngi ci biir yaraax waaye nag ginnaaw bi nga xamee ni waxtaanee nañ lépp loo xam ni luy jagal li jëm ci wàllu environnement bi la dafa am nag ay jafe-jafe yoo xam ni am na ci wàllu environnement ci yaraax bu ñu ko tuddee xel yëpp dafay dem ci dëkkuwaayu géej gi muy ci li ñuy tuddee baie de Hann bi ñu laajtee nag xel yëpp nag dafa jëm ci ki ñuy tuddee monsieur Mbacké Seck ñu ngi lay ziar bu baax a baax. waaw maa ngi leen di nuyu bépp téléspectateur u Leral TV. waaw ci wàllu bee bi man maa ngi bokk ci association bu tudd ASC Yaraax nga xam ne suñuy mag suñuy papa ñoo ko formé depuis 1975 man ma jiite ko léegi nga xam ne ñun ñoo njëkk a yuuxu ni tefesu Yaraax mu ngi yàqu bi ko mag ñi def naam ñun ay tout tànk lañu mais bi yàlla defee ñu màgg ba xàmmee xam nañ ni yàqu-yàqu tefesu Yaraax jéggi na dayoo ndax mool bi amatul jën jéggi na dayo ndax usine jën yi tëj na jéggi na dayo ndax kenn mënatul sangu géej ci tefesu Yaraax jéggi na dayo parce que ci xool rek ak ci xet boo jegee tefesu Yaraax doo bëgg sangu doo ko bëgg doxantu te géej ci ay caractéristiques am sangu ci la bokk doxantu ci la bokk am fa bànneex ci la bokk am ci air pur mais boo amee géej mënoo ci napp mënoo ci sangu mënoo ci am bànneex usines yi tëj mu lay jural ay feebar danger public am na. baie bi baie de Hann dafa nekkoon baie boo xam ni dafa amoon titre renommée international ñu doon wax ni bokk na ci baie yi gënoon a rafet ci àdduna bi ci information yi ñu ci am ak baie bi ñuy wax Rio de Janeiro ak tey fi mu nekk tey ana lu sooxee lool. waaw xam nga boo taxawee ci tefesu Yaraax da ngay gis rek ci bët da ngay gis Caaroy da ngay gis Mbaaw da ngay gis Tëngéej da ngay gis Bargny di gis biir Dakar donc ci xool bi dafa rafet ci géej gu dal aussi géej gi dal na trop ba mel ni déeg ku mënul sangu géej sax dana fi sangu ndox mi leeroon na ba foo mu toll aussi da ngay gis suufu géej bi mu weex tàll ko koy nekk fii mu rafet jën yi bu wàgg bu mag ñëwoon day génne gi jën wala mbaal laaw yooyu xewoon at yooyu mbaal yi dañuy bëri jën ba dañuy rëng donc loolu moo amoon tefesu Yaraax loolu nag moo jeex loolu moo fi deñ et vraiment defe naa saay bul sànni de loolu doo ko sànni fii de déedéet non bu ko sànni fii waay non s'il te plaît bu ko sànni fii xaaral oto mbalit bi ñëw quoi non xaaral oto mbalit bi ñëw non xaaral defal ndànk non lii doo ko waaw ñi ngi waxtaanee ci ba léegi ci sàmm suñu environnement
mais bi ñuy jël ci réaction reportage bi gis nañu ni ñi ngi tombé ci li nga xam ne moom la ñu doon joytu boobu ba léegi muy mbarit li nga xam ni ñi ngi koy jël di ko sànni ci li nga xam ne moom mooy bee bi parce que tey jii nii matt mi ak plastique yi ak lépp loo xam te ne tey ñi ngi koy jël di ko sotti ci biir géej gi dafay jur ay loraange waaye dafay tamit yàq dëkkuwaay bi ci li nga xam ne moom mooy jëm ci wàllu environnement kon yaakaar naa ni ci biir reportage bi ngeen di defal lii moom rek dafay indi rek lu ñuy wax preuve à l'appui kon ñun ñëpp ñun ñoo ko dundandoo kon yaakaar naa ni képp koo xamante ni tey jii rek nekk nga ci population bi nga nekk fii ci Yaraax war nga bàyyi xel lépp loo xam ne dafay sàmm suñu dëkkuwaay waaye war nga bàyyi xel lépp loo xam ne rek dafay gën a naatal gën a rafetal li nga xam ne ci la ñu nekk mu jëm ci wàllu baie de Hann bi surtout parce que gis nga problématique baie de Hann bu ñu koy wax yu mel nii te pourtant état du Sénégal ak autorités yi ñi ngi def ay jéego ñi ngi def ay taxawaay pour que baie bi mën a gën a jëm kanam pour que baie bi mën a gën a set waaye ak ci comportement yu mel nii dafay jur ay problème waaw malheureusement incident bi ñu dab da ngay gas ñii di suul ngay defar ñii di yàq et malheureusement ñi war a défendre amuñu conscience que kii li muy def respecté wul code de l'environnement respecté wul code de l'hygiène respecté wul code de l'assainissement respecté wul sax suñu constitution ba pare defe ni moom moo am dëgg njëkk saaga njëkk xuloo mu am ñaar wala ñett ñu ko bëgg a jàppale si lu nekkul dëgg mais il faut que réaction nit ñi change par rapport à leur environnement ñun loolu moo ñu dal Yaraax Tefes dañu xëy gis suñu géej kenn mënu ci sangu kenn mënu ci napp ñu ni ñun du ñun ñoo ko mën a defar c'est dañu dem wax ak gouvernement bi ni ko da ngeen war a woote jotaay bu mag bu nga xam ne tefesu Yaraax ngeen koy jagleel gouvernement bi d'accord si ak ñun 2002 woote ko waxtaanee ko ni tefesu Yaraax dinañ ko defar si ñaari pàcc dinañ ko defar ci wàllu yaatal mbedd dinañ ko defar ci ndox yu bon yi mel ni canal bi nga xam ni mu nga jógee gannaaw hôpital général de Grand Yoff bassin de rétention bu mag boobu nga xam ni ëpp na 5000 mètres carrés ay hectares la lu mu bon mën na 5 wala 6 hectares ci ndox kese bassin boobu ndox ma fa nekk moom la ñu canaliser muy daw ñëw fii xëy na ñooñ dootuñu am mbënd wala seen ndox mu bon dina ñëw fii mais li muy yàq ci ndoxu géej gi kenn mënu ko natt donc lu mel noonu la waa Yaraax xam dem seeti gouvernement depuis temps Ablaye Wade wax leen ni jaadu na ñu defar tefesu Yaraax ba ñooñu wax nu waaw danañ ko defar amuñu xaalis bu ko motee ñu dem ci gouvernement France dem ci gouvernement Hollande ñu joxoon ñu bu njëkk 1 milliard ak ñett mais léegi ful nañu xaalis boobu ba tolloo juróom-ñeent fukki milliards ak juróom-ñeent 79 milliards la ñu jagle pour defar tefesu Yaraax nu ñu koy defaree dañu fexe ba kondiir yi nga xam ne ñooy andi ndox yu bon yi te boo leen seetloo ëpp na ñaar fukk ak benn kondiir yu nga xam ne bépp ndox bu bon bu nekk ci kaw Yaraax ñoom ñoo koy andi tefesu Yaraax ndox yooyu jóge ci usines yi jóge ci kër yi jóge ci fosse yi jóge ci bassin de rétention yi ndox yooyu la ñuy wutal benn kondiir bi jël ko yóbbu ko mbaaw ñu segg ko benn yoon segg ko ñaari yoon ba la ñu koy sànni biir géej leneen li ñuy def mooy kër yi nga xam ni kondiir boobu daf leen di romb ñu fexe aussi que seen ndox mu bon ñu branché ko ci usine yu muy romb usine bu ci ne segg ndoxam segg bu njëkk bala mu koy def ci tuyau mu dem ñu segg ko ñaari yoon am na benn canal bu ñuy woowee canal 6 nga xam ni 4000 mètres la mu nga jóge Colobane jaar ci zone industrielle bi jaar ci mécaniciens yi ak kër yi nga xam ni ñoom ñoo cité imbécile ak ay dëkk yu doy waar yooyu nga xam ni amuñu ay oto mbalit seen mbalit ci canal bi lañ koy sotti canal bi andi ko géej canal boobu tam dañu koy tëj danañ fexe ba port de Dakar bi nga xam ni navire yi ak ndoxu mbalka yi fay sotteeku dañu bari port de Dakar ñu defar ko soo demee ba Diamaguène Sicap Mbao ak Gannaaw Rail Nord Gannaaw Rail Sud ak Mbao ak Petit Mbao ak Thiaroye ak Dalifort ñooñu ñëpp seen ndox foos yi dañ koy branché ci tuyau boobu mu nga xam ne mooy jëm Mbao donc lu mu néew dina am genn wàllu million ci ay nit yu nga xam ne bu ñu defaree projet baie de Hann seen ndox dañ koy segg bala muy dem géej. jërëjëf kon solution yi nga xam ne moom ngay joxe ak aussi ñaaxaale nit ñi aussi ñu gën a fonkaat li nga xam ne moom mooy baie de Hann bi ñu wattandiku aussi tamit acte d'incivisme yi nga xam ne ñu ngi koy def di saltel di polluer li nga xam ne mooy baie bi. waaw xam nga lu lay feebarloo di la xañ liggéey mënoo ci sangu musiba la musiba nag dañ koy fànq su nekkee loxo moo ko def ñu dindi ko su nekkee ay pexe moo ko yàq ñu fexe ba pexe yooyu dañ ñun li ñu nekkee nii mooy fexe ba pexe yooyu ko yàq ak loxo yooyu
loxo yooyu deñ ñun ci loolu la ñu nekk ci loolu la ñu invité suñu gouvernement ci loolu la ñu invité suñu mairie donc ci loolu la ñu toll lépp lu ñu ci mun a def danañ ko ci def. ba léegi ci biir Yaraax di waxtaanee li jëm ci sàmm suñu dëkkuwaay ginnaaw biñ ciy jëlee xalaatu ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi yëngu ci wàllu politique ak ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkkee dëkk bi tey nag ñu ñëw di fii ci kër Oustaz Mor Thiam moom mu dëkk Yaraax Oustaz ñu ngi lay nuyu. waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu Haaj Daouda maa ngi lay fay di nuyu téléspectateur leeral yëpp di leen ziyaara macha allah. waaw Haaj Daouda xam nga li ñu war a wax ñëpp du mënul gàtt donte mën nañu ko tënk mooy xam nga sunu borom daf ñu wax ne maa leen indi ci kaw suuf pour ngeen saytul ma suuf wastamarakum la wax pour ngeen saytul ma suuf nag donc dafa bëgg ñu fexe ba environnement bi nekk environnement bu nga xam ne dafay dëppoo ak suñuy personnalité ñun xam nga jullit moom lépp lu sell lu tedd lu kawe lu neex lu rafet loolu ci jullit la jekk donc kon nit nag mooy ñàkkal boppam fayda ba bu sañsee sax bu ñu ko waxee mu nekk africain bu sañsee dafay def boppam américain boo waxee mu ne sama waa ji tubaab la wala américain la wala nangam la mais fekk ne borom bi subhanahu wa taala li mu bëgg mooy nit ku nga xamante ni ki dafay nite nite bi nag dafay dellu si ci wàllu environnement bi fexe ba du polluer bu dee fii ci côté Bédane bi mook àdduna bi yëpp a yem Sénégal yëpp laa bëgg a wax li ñu yàlla santé pour que ñu respecter environnement bi dafa mel ni ñun le contraire lañ ñu sant dafa mel ni dañ ñu sant nañu yàq leen environnement bi maanaam ni ñuy saboter environnement bi dañu mel ni ay su fekkoon sañoon naa ko wax dañu mel ni ay golo ci tool xamuñu li ñu war a def ak lu ñu warul def borom bi lim ñu wax dafa wax ne nañu reboiser gis nga àjjana boo ko dee jàng da ngay gis ne sunu borom day misaal plante yi di misaal montagne yi di misaal cuve yi di misaal dex yi ni muy dawee dem ba misaal sax nit kiy doxantu ci boor boobu nga xamante ni bi soo ko dee xool da ngay gis benn beauté boo xamante ni bi moo war a am ci dundu doomu aadama ok nit bi mu nekk et pourtant noonu la yàlla préparé àjjana mais noonu la préparé woon àdduna noonu la ko yàlla defal mu nekk ay tund ak i xur ak i garab ak i mala ak yëpp mais lépp li nekkoon ci kaw suuf ñun yàq nañ ko ak li muy wax ne zaharal fasaadu fil barri wal bahri bi ma kasaba aydi naas donc léegi yàqu-yàqu boobu yàlla indi ñu nag pour ñu defar ko mu ne reboiser leen ñun au lieu ñu reboiser mais dañuy dagg alors moo tax man mus naa wax ak benn nit ma ni ko man suñ ma defoon ministre bi yor mbàllu environnement bi nii comme sama mbokk bi sant Sall bu ñu ma ko defoon damay wax ne ku dagg garab damay ñaan ci bu woote ñu assemblée ku dagg garab rek ñu tëj la say mbokk jëmbat garab ba garab ba mel na mu meloon su ko ñu doog lay bàyyi maanaam pour bëgg importance bi laa bëgg a wane rek mais loi du demee noonu mais importance bi rek laa bëgg a wane su ci côté bee bi suñu borom dafa ñu jox géej yàlla di ko wax waaw wa saxara lakumul bahar suñu borom nee na mënoon naa bàyyi géej mu mel nu mu ko neexee ba doon ko ñemee mais maa fexe ba ngeen ñeme ko sëriñ bi rien plus beau que nga génne sa kër dox ak say tànk ndànk fekk géej boo xam ne dafa set nga dem plonger ci géej génnaat ak lan lay def ci sa yaram mais tey jii ñemewuloo sangu ci bee bi parce que da ngay jël microbe donc lu mel noonu mooy gravité bi et pourtant sallallahu alayhi wa sallam xam nga lan la ñu wax daf ñu pousser pour que ñu sàmm environnement bi mu dikk ñu ay tuyaaba rien que pour pousse ñu góorgóorlu mu ne bu ngeen reboiser garab toppatoo ko ba mu màgg bu ci picc dalee rek yàlla bindal la tuyaaba su nit féexloo yàlla bindal la tuyaaba su ci picc dalul
kenn féexlu wu ci su ko ngelaw li uppee mu jaayu créer benn fraîcheur ci àdduna bi yàlla di la bindal tuyaaba alors mais loolu ki ko xam moo ciy sonn donc léegi soo xoolee géej gi yàqu na amatuñu littoral bi yëpp boo ko toppee ba foo mën a jëm ci kaw ba foo mën dem rek foofu yëpp yàqu na bu dee garab yi kenn jëmbalatutul garab maa ngi dégg sax ñuy wax naan dañuy jëmbat garab ci rebooru autoroute bi jëm ak moom ba Touba. d'après sax sànq li nga xam ne politique yi wax nañ ko nañ président Macky Sall dafa wax ni léegi sax ñi nga xam ne dañuy sant bees ci seen i kër dañu ne kuy tabax kër léegi dañ koy wax ni mu tabax ci buntu kër ga garab. waaw xam nga loolu dëppoo na ak njàngaleeg lislaam mais santaane boo gis dafa war a ànd ak ñaar ku ko deful ñu sanctionné la ku ko deful ñu sanctionné la mais aussi tamit di créer ay récompenses pour ñi nga xam ne dañu bëgg ñu góorgóorlu pour nit ñi roy leen. kon mbokk yi ñun ñëpp ñoo ko gisandoo fii la ñuy ndar keppe li nga xam ni mooy suñu doxantu waxtaanee lépp loo xam ne dafa dem ci yar ak teggin ak sàmm suñu dëkkuwaay. ñuy ñaax ñëpp nag di ci lancer appel ak citoyen yëpp ñu gën a fonkaat suñu dëkkuwaay ndax bu ñu ko fonkee mooy tax ñu mën a am wér-gu-yaram suñu ko fonkee mooy tax ñu mën a am dunduwaay boo xam ne bu mucc ayib la ñu mën a am cadre de vie bu sain loolu moom mooy li leen leeral indiloon tey fii ci Yaraax ñu leen di jox dig daje ci yeneen i gox pour waxtaanee rek lépp loo xam ne dafa dem ci wàllu yaru ak sàmm li nga xam ne moom mooy suñu environnement.